9h30 ci télévision Futurs Médias mbokk yi salaamaaleykum daleen ak jàmm ci jotaay xibaar yi li ci gën a fës te ñu na mu ko jukki dina bokk ci mbirum fukk ak benn ci bébé yi nga xam ne nag ñoom ñoo génn àddina ca l'hôpital Mame Abdoul Aziz Sy Dabakh diwaan bu Tivaouane ñoom ñooñu nag daal nañ leen jébbal borom bi ca sëkk yu xalxuus bokk na ci autorité administrative religieuse ak itam ay wayjur yoo xamante ni teewoon nañ foofee ngir daal di leen di gunge daañu wax itam ci leneen mu di nganek xalif général kullu murit moom Serigne Mountakha Bachir fii ci Ndakaaru boobaak léegi gis ngeen li nga xam ne itam mi ngi dalal gan yi ca nga xam ne nag moom moo di ca Masalikul Jinaan ni ki tey amal nañu fa ab waxtaan boo xamante ni moom njiit bu réew bu Sénégal président Macky Sall teewoon na ko ba mu ko teewee itam yenn ci ay diggé daal na ko fay amal lu ci mel ni taxawal aw morgue ak itam aw poste de santé fa nga xam ne nag moom moo di ca Masalikul Jinaan daañu des ci lu ñeel wàllu diine ba tey ci yenn ci ay église fii ci réew bu Sénégal boobaak léegi gis ngeen ne nag communion yi ñu ngi ko fi amal suñu ay ndaw itam doxantu nañu ca église Notre-Dame des Anges wi nga xam ne itam moom moo nekk ci diwaan bu Wakaam ngir amal aw reportage daañu leen ko digtal léegi laataa ñu yëkkati jotaay wi ca Taïba Niassène xam ngeen ne ni ki gaaw bi le nag taw gu mitti wi nga xam ne nag moom moo fa wàcc bëri na ci ay yàqu-yàqu yoo xamante ni am na fa waaye jàpp leen ne benn almoodu itam daal dina fay ñàkk bakkanam ñenn ci ñoo xamante ni ñu ngi yëngu ci wàllu mbay yenn ci ay jiw itam daal nay nax saay tax ne itam loxo dar gémmiñ ci la jamono mbokk yi tënk yaa ngoog léegi ma dikk ñu faram fàccee. lim bi fukk ak benn la ci ay bébé yoo xamante ni nag daal nañuy ñàkk seen bakken ca hôpital Mame Abdoul Aziz Sy Dabakh diwaan bu Tivaouane ginnaaw bi boobaak léegi ay fana ngi ni ki tey ji itam jébbal nañu leen borom bi moo xam autorité administrative religieuse wala boog seeni ay wayjur teewoon nañ ngir daal di amal lu ni mel diwaan bu Tivaouane Cheikh Anta Diop ak Seylatir ñoo fa doxantu woon mu ñeel télévision Futurs Médias. cortège bi génn ci hôpital Mame Abdoul Aziz Sy Dabakh bu Tivaouane jubali ci sëg yi ñuy duppee Baqiya xalxus fii ci Tivaouane li ko dagge ci préfet commandant gendarmerie procureur kilifa yu bari rawatina njabootuk Seydi El Hadji Malick Sy gunge woon tuut tànk yi ci seen kër gu mujj ci sëg yi lañ leen denc ci anam bu am sutura tuut tànk bu nekk dañ ko waajal këram gu muy tëdd. kenn ku nekk dañ la defal kër. nombre bi boo duggee soo duggee di nga gis 11 tomb la kenn ku nekk sa tomb lañ la defal. xëy na boobu nit ñaa ngi ciy avancé ay information ëpp na li mais nag à ma connaissance li ma fekkee teg samay bët mooy 11 tomb lan gas kenn ku nekk benn la. ñii di ay waajur wala sax ay xaritu ñi nga xamante ne seen tout tànk yi ñàkk nañ seen bakkan ci lakk gi di wax yëg-yëg bii ñu am ci mbir mi. bon di loo xamante ni nag ndeysaan lu metti la lu triste vraiment wax dëgg yàlla loo xamante ni daal dañuy ñaan yàlla mu fi gaaw am. parce que yàggul dara. doomu jabari doomam moo accouché ba muy accouché ci la yaay ji ñàkk bakkanam mu def si tout tànk bi ñu bàyyi ko ci hôpital ba malheureusement yàlla ñëw ak dogalam yóbbaale ko moom it mu nekk lu métti lool ci xol. nee nañ sax waajur yi ku ci nekk nag xàmmee na ab tout tànkam mbir mi de metti na lool waa Tivaouane ak képp ku dikkoon fii ci armeel yi. ils ont identifié tous les corps. waaw identifié nañ leen. identifié nañ corps yëpp. waaw sànq nañ leen non loolu waxuñu loolu amul quoi. takk der yi wërngaloon janaasa yi bëgguñu woon kenn jege fi rawatina xëccoo bu metti ci diggante takk der yi ak taskatu xibaar yi. way jur yi yàlla nañu sunu borom may leen li nga xam ne nag moom moo di xolub muñ ci tout tànk yooyu nga xam ne daal nañ leen di ñàkk ci anam bu doy waar ñu wax itam ci leneen loo xamante ni maa ngi leen ko doon junj bi ñuy door yi la jotaayu xibaar bokk na ci ganek ki nga xam ne moom moo di xalif général kullu murit Serigne Mountakha fii ci Ndakaaru ca Masalikul Jinaan itam tey jile waxtaan woo xamante ni jibe woon na fa ci loolee itam moom njiit bu réew bu Sénégal président Macky Sall daal na yëkkati ay du mu ñeeli diggee bokk na ci aw poste de santé ak itam aw morgue woo xamante ni daañ ko amal fa nga xam ne nag moom moo di ca Masalikul Jinaan ñu teewlu ay kàddu njiit bu réew mi ci micro Mame Biram Diouf. lii du liggéeyu caaxaan ku am yéene dëgg mooy mën a taxawal jumaa jële te taalibe murit am nañu yéene dégg nañu ndigal mooy li nga wax léegi kon nag jërëjëf seen taxawaay li ci des mooy li ma la wax liggéey boo gis saa yu ne dañ koy yokk
mooy li ñuy wax ci poste de santé bi tax jumaa ji toll nii mbooloo mi fi ñëw ay docteur war nañu fi nekk en permanence laaj naa lay ndax am na morgue kon loolu dinaa ko gàddu mu nekk sama contribution pour ñu defal leen morgue ak bërëb boo xam ne fa la ñuy defaree way dawlu yi loolu sëñ Bassirou ci kàddu yu gàtt ndax waxtu waa ngi jot te dañu war a dem ci sëriñ bi moom laa bëggoon wax di nuyuwaat mbokk taalibe yi di leen sant di leen gërëm wasalaam. mbokk yi lu ñeel organisation bi ci ajub Makka atum de ren nag jàppale de nag délégation générale bu pèlerinage nag ci la jamono mi ngi yëgle rek ne versement bancaire yi nga xam ne itam ni ki ëllëg yemook altine fanweeri fan ci weeru ma lañ ko waroon amal daal nañ koy dàq ba jëmmi jamono du ñàkk itam bu ñu amalee lu ni mel di ngeen ko teewlu ci suñu yeneen jotaayu xibaar ginnaaw aw communiqué woo xamante ni bokk na ci njiit yi ñoom ñooñu ko baaxee ngir rek ñu daal di koy yeggee askan wi ñu wéyal xibaar yi wax itam ci leneen mu ñeel mbirub diine ba tey sànq bi ñuy door xibaar yi maa ngi leen ko doon junj communion yi jamono yi nag nemmeeku ngeen ko ci yenn ci ay église ci réew bu Sénégal bëri na fi itam foo xamante ni dañ ko fay amal suñu ay ndaw doxantu nañu fa nga xam ne nag moom moo di ca église Notre Dame bi nga xam ne nag moom moo nekk ca diwaan bu Wakaam xool itam suñu mbokk chrétien yi anam bi nga xam ne noonee la ñu ko amalee ak itam ñaan yi nga xam ne jibee na fa Mariam Ndiaye ak Jaafara Ba ñooñu fa teewaloon ñu seetaan. ca église Notre-Dame des Anges de Ouakam bés bu rëy ci xale yi nga xam ni baptisé nañ leen ca ba ñu juddoo waxtu wu sell ci ñoom ndax ñu ngi def tey seen première communion. Abbé Jacques Diouf di curé ci Notre-Dame des Anges bu Ouakam mi ngi dellu si solo xew-xew bi ci dundu gone catholique bi. ces enfants qui ont été ndaw yi nga xam ne nag baptisé nañu leen daañu jot pour la première fois lu ñeel koor ak itam son bu Christ lu ne mel itam nga xam ne ñu ngi koy amal fii nag foog naa ne képp koo xamante ni nag nekk na ci jàngu bi war nga ko mën a amal. et c'est ça qu'on appelle la première communion. muy itam njeexital ci yaru diine bi xale yi jëlee ci seeni waajur. processus la boo xam ne comme que ñun dañu juddoo catholique moom tamit bu juddoo tamit yoon boobu lañ ko war a mun a tamit jubal parce que ñun tamit yoon boobu la ñuy gëm. parce que lii grâce la maanaam ndam la daal ci ñun catholique. dafa vraiment nga éduquer sa doom jusqu'à cet âge là. ba yàlla jox ko maanaam la force la grâce jot sacrement communion bi tey. di ay fàttaliku. at yaa ngi jàll waaye rituel bi bés bu ne muy gën a yees ci ñenn ñi. maa def sama communion ci 1985 su ma juumul bon maa ngi sentir vraiment maa ngi delluwaat xale daal fi mu nekk ni daal sama xol ëlbatiku na daal ci démb. première communion di lu munul ñàkk ci dunduy gone catholique bi te di ko topp giiru dundam yépp. jërëjëf Mariam ñu des ba tey ci li nga xam ne nag moom moo di jàngu bi xam ngeen ne Pentecôte dëgmal nañu ko du yàgg dara daañu ko amal mu doon itam aw prox ndol woo xamante ni église des assemblées daal di dalal ki nga xam ne nag moom moo di ministre Pasteur Wilé mu doon ki nga xam ne moom moo taxawal église yi ci tundu Afrique église des l'assemblée de Dieu nag dina amal aw séance woo xamante ni daañ ko amal mu ñeel ay ñaan jëmale ci ñi nga xam ne nag ñoom ñoo di suñu mbokk yi moom pasteur wile di Félix Ibrahima Ndiaye dañuy teewlu ay kàddoom ci micro Alioune Dissa Prera. ki nga xamante ne mooy docteur Job Mukadi dafa nekk nitu yàlla joo xamante ne yàlla def koy jëfandikoo ci ay réew yu bari mu ngi jóge ci réewum Angleterre faj ñi feebar ngir aussi musal ñi nga xamante ne ñoo nekk ci ab coono. tey nag mu doon bés bu neex parce que ñu ngi koy door a mu ngi door a agsi Sénégal mu ngi door a ñëw Sénégal pour la première fois te loolu dafa doon mbégte bu rëy ci ñun ci jàngu ji itam. tey ba ñeseen mbokk yi xam ngeen ne ma nga nekk ca région bu Kaolack ni ki démb yem ak gaaw a taw bi métti wi nga xam ne wàcc na fa ndox ma bari na yàqu-yàqu itam naka noonu ba tax na itam benn almoodu daal na ci ñàkk bakkenam ña yëngu ci wàllu mbay itam seen ay jiw jamono yi daal nay nax saay tax na itam ñuy sàkku aw ndimbal boo xamante ni day bàyyeekoo ci gouvernement bu Sénégal jëm ca ñoom Pambay Diawo Faly Gueye ca diwaan bu Kaolack.
ak téeméer ak ñaar fukk ak ñaari millimètres yi nga xamante ni daal dina koy taw ci Taïba Niassène nag loolu daal di indi ay jafe-jafe ca dëkk ba Tamsir Niass dinu xamal ne am na benn xale boo xamante ni sax moom dafa noyé ci ndox mi ba mujj daal di ñàkk bakkanam. ba tey jii am na benn xale boo xamante ni tey mi ngi laf ci biir ndox mi ba gaañu na lépp lii moo ko waral dëkk ci ndox boo nawet xasee jot rek Taïba Niassène mënatu am benn mbedd boo traversé jàll lii métti na li nga xam ne moom nga yaakaar am na sunu benn baay bu nekk yu ñu wax Baba Niass lii yàqu dafa jéggi deel li fa déggal ci ay xar kenn xam nu toll ndax mu éleveur la métti na lool. ñu fekk ko ci atelier mu toog Samba Niass dina xamal ne taw bi métti lool la def ba indi na ay dégâts yu bëri moom ci këram. ndox mi man ni ñu waxee daal bëri na waaye daal li jógee ko ci daal dugg ci dëkk bi daal moo gën a bëri moo ëpp daal lim taw. waaw man mii sama kër mu ngi nii nii am na ci def ndox sama saal beeg xam naa nii bu daanu aussi xam naa magasin boo xam ne dugub lépp daal tooy na. ak taw bi nag béykat yu bëri nekk ci Taïba Niassène jamono ji boo sàkkuwut dinañ wutiwaat jiw ndax ñoom nee nañ taw bi yàq na seen jiwu wépp. béykat bu toog bayir bi xam nga sa jiwu tooy li nga war a dundee yàqu ci gerte ci mboq ci dugub ci aliment bétail yoo xam ne métti na daal kaari daal métti na daal métti yem daal. li mu fa yàqule ci gerte kenn xamul nu mu toll ci jiwu la te tey fi ñu toll nii xam nga kenn ñu war dem ji ko. askan way yeewoo ca Taïba Niassène di woo autorité yi ñu jël seeni matuwaay lu ko mooy rek mooy nawetu ren bi inondation yu métti lanu nar a dëkkee. ginnaaw Taïba ñu wutali diwaan bu Touba foofee nag ñi nga xam ne ñoom ñooy yëngu ci wàllu njanaaw yi nag jamono yi nag ñu ngi ci ay jafe-jafe lu mooy li nga xam ne nag moom moo di concurrence bi jamono yi jàpp leen ne li nga xam ne moom moo di dund ginaar gi nag cher na lool mu soxal li nga xam ne nag moom moo di aliments yi ba ci sax poussin yi nga xam ne dañu koy jënd tax na itam bëgg nañ ku leen jàppale ci mbir mu ni mel ngir ñu mën a wëyal li nga xam ne moom moo di seen ab liggéey Pape Balla Gaye Talla Samb ci caméra bi. mer ba futt la ñi nga xamante ne ñoo yarkatu ginaar yi daal di def jëmle ko ci ñi nga xamante ne ñoo leen di jaay aliment ak lii di jëm ci wàllum poussin yi lay jamono ji nga xamante ne njëgu aliment bi dafa yokk poussin wi rawatina ñoom nag dañoo daal di taxaw temm fas yéene daal di bank seen loxo ne dootuñu jënd benn produit goo xam ne defar nañu ko Cheikh Abdoulou moom moo nekk trésorier bu ADA. yokkute bi ku ne xam ne ne métti na loo xam ne mi ngi doon jar daanaka ay 14000 tey mu dem ba ci ay 22000 wala 25000 poussin yi nga xam ne ñu ngi ko doon jënd di ko jëndee 25000 mu dem ba ci ay 32000 loolu ku ne xam na ni yokk boobu métti na mooy li nga xam ne mooy yoonu ñaareel bi. beneen bi ci des mooy ku ne xam na ni yar ni mu méttee ak ni nga xam ne noonu la defee ñoom it ñu wëlbatiku ñi ñu koy jox di wëlbatiku di yaraat bokk ak ñun filière bi nga xam ne ñooy wàccaat ci suuf di ko jaay. loolu it bokk na ci jafe-jafe bi nga xam ne moom la ñu gën a am ci jamono yi. nañ boycotté ba jëmmi jamono yi nga xam ne moom la ñu soxla li ñu soxla dañ. filière avicole bi ñu jàpp ne jamono ji dafa nekk ci lëndëm tax na nag ñuy dellu di woo kilifa yi dëkk bi ngir ñu daal di taxaw temm jàppale leen ngir seen liggéey bañ a nasax ci jamono yile Abdou Aziz Ndiaye moom moo nekk vice président association aviculteurs yu Touba yile. ministre de l'élevage ak képp koo xamante ni bii yow yaay jiite loo jëm ci wàllu élevage ñi nga xamante ni bii ñoom ñoo nekk ci suuf di liggéey ci liggéey bi ak ñiy jëfandikoo ginaar ñoo gën a sonn ñëpp fi mu ne nii. jamono ji li ñuy perte daal di toll ci ay millions ndax qualité poussin yi nga xamante ne moom lañ leen di jox rawatina yu aliments yi lay aviculteurs yu Touba yi nag ñu ngi dellu di woo seen naataango yi ngir ñoom ñëpp ñu daal di taxaw doon benn say ngir fexe xeex ba nga xam ne seen secteur bi du nasax. ñu wax ci leneen mu ñeel kër docteur bato bi lay jàppale ne nag lépp lu ñeel wàll wi moom mooy li nga xam ne nag moom moo ko yitteel xam ngeen ne nag daal nay teer ci port autonome bu Ndakaaru aljuma wi nga xam ne nag moom la ñu weesu waaye itam daloo gi daañu ko amal lépp lu ñeel itam ay intervention maanaam chirurgicale gratuite formation ñi nga xam ne itam dañuy yëngu ci wàllu kër docteur doon na loo xamante ni dina leen soxal lool vice président bu lu ñu mel ki yor wàllu communication bi nag daal nay àddu ci wàll wi ba mu ca noppee Mame Birame Diouf moom moo ñu yeggi ay kàddoom ñu teewlu. Le Africa Mercy a 4 salles d'opération. Africa Mercy dafa am lu toll ci 4 salles opération Global Mercy am juróom-benn salle opération Global Mercy sax mën na dalal kon nit ñu ëpp ndax lu toll ci 200 lal la am Africa Mercy limam tollul noonu
waaye it mu am lu toll ci juróom-benn téeméer ak juróom fukki volontaires yoo xam ne jóge nañ ci àdduna si ñu gis ne sax ñu ci bëri ci ñoom ñu ngi tàmbalee di jóge ci Afrique loolee nag ma kontaan ci lool. Dakar Merci lu toll ci ñeenti téeméeru ci ay volontaires ñu ngi ci liggéey waaye di xam ne ni boobu ak léegi am na ñaar fukki weer ak ñaar jotuñu def sax ay opération wala liggéey bi ni mu waree ndax Covid-19 kon bokk na rek ci li ñu bëgg jamono ji mooy it ñi nga xam ne nii dañ leen sélectionné woon muy ay nit ñu feebar ñu mun leen a opéré. On est arrivé ici avec la Africa Mercy en février. ñoom seen i ay jafe-jafe la ñuy antu maanaam doctorant yi nga xam ne nag ñoom ñoo nekk ci réew mi yenn saa yi ngir rek ñu war a ruusal seen ab xam-xam am itam jotaay ay jafe-jafe la tax nañ ci la jamono bëgg nañ ñu daal di leen di gestu moom professeur Makhtar Faye chef bu département wu physique ci université Alioune Diop diwaan bu Bambey ginnaaw yooyu la ñaxtu ba ñu ko yëkkatee moom moo ko yëggee askan wi ñu teewlu ay kàddoom ci micro Babacar Diouf. bu ñuy wax société ouest africaine de physique léegi société boobu moom dina organiser ay congrès yu rëy année at mu ne def nañ ko Sénégal def nañ ko Burkina Faso def nañ ko Abidjan maintenant bi ñu ko defee Abidjan bi passé dañuy remarqué ne Sénégalais yi proposé woon nañ lu mat ci 30 communications waaye malheureusement bi ñu demee ñaar fukki nit rek ñoo ñëw ndaxte moyens yi demeewul noonu ci lañ toog waxtaan ne lii mënul continuer. léegi niñ mën a def mooy il faut ñu créer benn cadre boo xamante ne fii ci Sénégal dina permettre xale yi ñoom ñu mën a déplacer wu di ñëw di présenter seeni travaux parce que ki nga xamante ne moo ngi liggéey day am soxla pour wane li muy liggéey ñu ne ko li ngay def ni de lii baax na ci lii baaxu ci lii lii wala li ngay def ni am na ñoo xam ne def nañ ko déjà wala li nga def ni kenn defagu ko donc loolu moo waral ñu ne nañ créer localement benn activité bu mel nii buy symposium ñu tàmbali ko fii ci Bambey. li tax ñu tàmbali ko fii ci Bambey mooy ñi yor société physique bi dañ am wóoluteef ci université Bambey parce que Bambey dafa yàgg organiser ay activités lu mel ni forum solaire lu mel ni armoire de physique ak yeneen ci domaine nu physique donc ñoom ñu ne mbir mi jàmp na lool waaye xëy na bu ñi expérience bi ñu am ci organisation yi bu ñu leen ko dénkee xëy na ñoom dinañ ci liggéey boo xamante ne dinañ ci mën a àgg ci ni mu gën a gaawee comme ça bu fekkee ne ñun am nañ ci réussite ñeneen ñi aussi dinañ mën a am courage mën a continuer activité bi. mbokk yi wàllu mbay mënees nañ ko gën a ñoŋal fii ci réew bu Sénégal ba tax itam képp koo xamante ni da ngay yëngu ci wàll wi nga mën cee gis say bopp lu ni mel lu mën a nekk la du samay kàddu moom Omar Wilane membre bu chambre de métier diwaan bu Kaffrine moom moo gisee lu ni mel naka noonu itam muy sàkku rek ci gouvernement bi mu daal di si sóob yoxoom ginnaaw kàddu yooyee Omar Ndiaye Boubacar Fall bopp ñoo ñu ko àggee ñu seetaan. ñaaru xeetu machine yuy bay la fent ngir jublu nag ci wàllu mbay mi moom ndaw lile ay atam takk fanweer ak juróom di ab menuisier métallique samp baax fi ci diwaanu Kaffrine ñëw ci njariñ li. waaw motoculture moom day lonk machine mbay ak machine nji ak machine xotti lay lonk waaw motocommuneuse mag moom day lonk machine nji machine mbay day yeb bagage day sarse suuf day jël lépp daal. lu ni mel mu xalaat ne dina noppal jur gi ci mbay mi rawatina seeni borom. te bi en même temps kenn du ko topp yow mi ci ko war yow yaa koy liggéey. parce que fas yeeg mbaam yi dañoo sonn te kii avantage la 2000 francs gasoil boo ko defee mën na la liggéeyal journée bi yëpp xam nga loolu rek avantage la te moom moo ëpp doole waaw machine bu ne waaw 2000 francs waaw. moom mi li sax jot naa bàyyi xel respecté illeer yi distance bi mu war a am diggante moom ak fale yi am beneen machine boo xamee tamit da koo fent mu mën a wal bant mboq yi ngir xont jur gi. waaw bii moom day dagg xont day dagg xont gisoo comme ni mu def nga tax gi nii parce que bu njëkk ba da nga daan bàyyi mboq bu pare nga bàyyi ko léegi nag bu la neexee boo jëlee machine bi mën na la ko daggal yëpp nga xontee ko sa nag wala sa jur daal. moom ndaw li de mu ne mébétam ak xalaatam romb na file waaye doole ji moo néew. lii moom lépp man maay damay dëbbal rek moom amul benn jàppale lépp ñun ñooy def suñ moyen def bu yàqoo ñi tas. moom Omar Wilane mu ne nag jot nañu xalaat ban anam la ñuy def bay jéemal seen bopp rawatina di liggéey machine yi ci diwaanu Ndoukoumane ak li ko wër ndax gis na ne coppiteeb àdduna bi saa bu amee gàllankoor rek dina feeñ ci sunum réew mu jar nag ñu dooleel ndaw ñi yëngu ci wàllu ni mel.
aywa mbokk yi ñu àddu ci leneen mu ñeel wàllu caada biennale Dakar bi la yoo dak dañu taxaw ci lu mel ni wàllu architecture bu ngeen ko déggee xel yi day dem ci lépp lu ñeel wàllu taax tabax wi ak yeneen yu ni xeetoo ñu ni mel itam ginnaaw ay recherche yoo xamante ni daal nañ koy def ci wàllu wi ak itam ay pratiques anciennes lu ni mel la ñu rek daal di taxawal ci aw concept woo xamante ni nag ñu ngi ko dippee tabax nite Ibou Diouf ak itam Pape Sangone Mbaye ñoo teewoon loolee nga xam ne ñu ngi ko doon nafar. tabax bi ngeen di gis ñu defare ko ban coquillage suuf ñax ak itam ndox ñu ne nag ab gis-gis bu yees la loolee la ndaw yi di duppee tabax nite. dañ ciy liggéey ci développement mu nekk construction durable nekk loo xamante ni dina baax tamit ci changement climatique bi tabax nite boo ko déggee mooy dañuy tabax ñun ci suñu bopp pour ñu mën a tabax parce que yaakaar naa pour nga mën a tabax foog ñu tabax la yow ci sa bopp. mu am jom am fulla am fayda xam boppam mais aussi mën a jëriñ boppam mais aussi mën jëriñ askanam yooyu noonu nga xamante ne leen lu ci nekk dafa essentiel dafa am solo ñun nañu jël lii nga xamante ni mooy tabax jël ko mu doon métaphore bi nga xamante ni moom moo ñuy dimbali ñu daal di mën a defar loolu noonu. liñ ciy jublu nag mooy indiwaat lu yees ci biir askan wi beneen xeetu gis-gis boo xamante ne dañ jàpp ne mën nañ ci sukkandiku ngir am solution yu jafe-jafe yu bëri. développement personnel thème de réflexion yi mu ngi ci protection de la nature thème de réflexion yi mu ngi ci la culture et la communication mais aussi thème de réflexion yi mu ngi ci mbokk. dox mbokk tey jii loolu moom moo ñu indi Dakar donc ñun ak Kenu ça fait des années ñuy liggéeyandoo ensemble ñoom ñuy ñëw Gandiol di ñu fa fekk di jàpp ci liggéey bi tabax nite boobu noonu ñun aussi ñu leen di fekk fii nii di jàpp ci liggéey bi. tabax nite jagleel ko askan bi loolu tamit luñ ci jublu mooy fexe ba ndaw yi xam ne li nekk fii ci réew mi mën na bokk ci lépp mën a tax ñu suqaliku ci lu gaaw. mu ñuy wane li nga xamante ni moom moo amoon bu njëkk. te léegi mu commencé di raar te waruñu bàyyi loolu muy réer parce que loolu suñu yëf la parce que bu seddee di nga am climat bu normal ci biir mais su tàngee tamit di nga mën a am climat boo xamante ni ci biir macha allah. tabax nite di ab concept bu yees boo ci boolee leneen luñ ci dudd xàkkataay ñu ne nag dañ ci jublu ngir dajale ndaw yi lu ñu bëgg tamit ñuy jëflante seen biir. projet bii nag daanaka ba mu sosook léegi dalal na lu toll ci juróom-benn fukki ndaw ñoom ñëpp ku ci nekk dugal na sa loxo ngir li mën a suqali suñu réew jaarale ko ci bile gis-gis di tabax nite. jërëjëf Ibrahima mbokk yi boobule élément fa la ñuy jaaree daal di yëkkati jotaay waaye des leen ak rédaction bu télévision Futur Média léegi Sara Cissé dina fi teew jukki leen xibaar yi ci kàllaamay français lu mooy loolee itam man itam ma jox leen daje ëllëg incha allah à partir de 6h30 ci seen émission info du matin mu ñeel revue des titres waaye itam di fa jaar di ñaanal waajur yi di leen souhaiter bonne fête di ñaanal sunu borom daal di teg yoxoo ci njaboot gi mébét bi ñu am itam ñu mën ko waaye ñi nga xam ne ñoom ñoo dëddu suñu borom àtte leen ci yërmandeem jàngeen jëf mbokk yi ñu fanaan jàmm